mooy Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall déjà moom déclaré woon na foofu la ci France 24 su ma trompé wul que moom day doon candidat en 2024 langum politique bi dina gën a ubbeeku voilà ambition yi di gën a dessiner finalement ça profite à qui parce que gisoon neen Ousmane Sonko def voilà campagne bu remarquable bu la dem ba fàtte boppam sax quoi qu'on puisse dire ñu bëri tey ji bu ñu dooree député c'est grâce à Ousmane Sonko. Non mais tey loolu mooy wane grandeur Ousmane Sonko. parce que tey Sonko mënoon na ni par exemple man soxlawuma loi d'amnistie. soxlawuma dara damay dem élection te bu ma demee élection présidentielle am naa chance su gagner. Il n'a pas été investi ci liste yi. mu dem il s'est investi wër Sénégal à des heures tardives parfois sax da ngay dégg Sonko mi ngi fii balaa ngay pare sax nga dégg ko mi ngi fee. mais les gens se posaient même des questions ci moom nan lay def ba affaire yi voilà affaire yi gaawee noonu. donc il s'est investi. def na li mu waroon def pour que seen liste bi jàll te ñoom xamoon nañ ne entre autres bu ñu demee assemblée nationale ci loi yi ñuy voté amnistie peut-être dina ci bokk parce que aussi jàpp nañ ne Khalifa Sall dañ ko war a rétablir dans ses droits ndax dañ ko tooñ Karim Wade aussi dañ ko war a rétablir mais léegi loolu fair play mun koo weesu nga xam ni kii sama potentiel adversaire la mu ngi tudd Khalifa Sall nga xam ni kii sama potentiel adversaire la mi ngi tudd Karim Wade nga ni ñooñu damay fexe ba ñu dellu si waat ci langue bi ñu dem bëre ji mais sénégalais yi ñu tànn mais kooku sa question bi ñan ñoo ci profité wu Sénégalais yi. donc la fin de ko Yewwi moom fu mu toll nii mun nañu wax ne jeex na. non ñoom wax nañ ko sax nee nañu seen coalition bi seen intercoalition bi nee woon nañu ni juste que pour élection locale la woon Yewwi sax du moins. avant seen intercoalition bi dañu ñëwoon locale yi nañuy ànd. ak législative présidentielle nag li gën mooy ku nekk dem ak sa candidat bopp. donc ñoom mën nañ jàpp que ni dinañ continuer liggéey bi parce que liggéey bu am solo la dinañ am peut-être benn organe boo xamante ni pour jéem a xeex ak yelleef yeeg yenn mbir yi mais ci politique yaakaar naa ku nekk day demal boppam loolu rek wax dëgg yàlla pour dire que ni vraiment loolu dafay wane quelque part que ni Sénégalais ñoom ñoo ciy bénéfice imaginer nga dem élection njàpp. ñu ni la ci candidat yi ñuy tànn Karim Wade la. Ousmane Sonko la Khalifa Sall la forcément le débat sera élevé. forcément doo toog di dégg naan ay kii diw lii la kii diw la parce que boobaa Karim Wade dina ñëw ak offre programmatique Khalifa Sall dina ñëw ak offre programmatique Ousmane Sonko dina ñëw donc loolu tey jii Sénégalais ñoo si bénéficié wu c'est-à-dire da ngay am boobaa possibilité nga def choix wu ñetti nit ñoo xamante ni di nga xool ni yow ban nit nga yaakaar ni tey jii boo ko falee dina doon li nga xamante ni moom mooy li gën ci Sénégal mais loolu la Sénégalais yi rêvé. déclaration Ousmane Sonko 2024 mu fas yéene doon li nga xam ne mooy candidat bu parti PASTEF si ay kàddoom yu mu yëkkati mais gis na aussi ce dossier Adji Sarr Ousmane Sonko déjà Macky Sall waxtaan na si ay ministre am keroog ba mu leen dalalee foofu lee si palais donc finalement est-ce que waruñoo jéem a xool ni ñuy lijjantee boobu les dossiers balaa muy porter li nga xam ne mooy candidature parce que voilà monsieur Sow le ministre maire voilà Sow nee na il faut que ñu éclairer dossier boobu le maire de Agnam Farba nee na il faut que Ousmane Sonko setal boppam par rapport à ce dossier balaa muy waxam président. amoo beneen question. da nga siy tontu. non xam nga man dama tàyyi ci dossier Adji Sarr bi ngeen ñu xaw ma dossier la xaw ma lu montage la xaw ma lu mu doon. dossier bi foog ñu wàcc di non mais attends gis nga. bu bëggee doon président 2024. ban dossier yow arrêté Ndiaye gis nga loolu Sénégalais dañ see wax te ñoom dañoo ñàkk jom am na yoo xamante ne wax dëgg yàlla ñàkk jom mun koo weesu. oui ñàkk jom parce que xam nga lu tax ma lay ñàkk jom am na yoo xamante ne. dossier bu ñu waxtaanee ba si kanam président Abdoulaye Wade Macky Sall nga xam ne c'est un dossier très sérieux. non mais xam nga dafa am loo xamante ni c'est pas trop sérieux gis nga Ndiaye gis nga viol dafa nekk lu doy waar. dafa nekk loo xamante ni ay xale jigéen ñi ngi nekk victime di sonn di souffrir ci silence amuñu fu ko waxee. ñemewuñu wax parce que bu ñu waxee peut-être tas ay famille wala tas ay njaboot dañuy noppi di ko dundaale ak ñoom boo gisee benn nit bu am bu ñu jot a violé wala ku ñu def tentative de viol daf koy traumatiser à vie. boo ko jegee sax da ngay gis ni que dafay tiit. te Adji Sarr gisoo si moom benn traumatisme. man du ma kii parce que en réalité dafa am loo xamante ni buñ ko xoolee rek jàngat ko dañ ko jàngat rek de manière objective. nga xool dina am ñoo xamante ni dañuy nekk ci variable am ku nekk ci constante. Ousmane Sonko bu ñu ko jiiñee dossier Adji Sarr bi première conférence de presse lan la wax complot. première conférence de presse dafa ni complot la Macky Sall la waa Bennoo la pare. c'est normal aussi. waaw d'accord waa xaaral rek se défendre. xaaral waa Bennoo
première fois la nañ wax seen yoon newu ci dossier bi entre deux sénégalais nañ dem lijjanti ko seen yoon new ci nañ si këccët président Macky Sall ak Benno ñoom ñoo doon wax loolu waaye léegi comment comprendre dossier boo xamante ni ñoom nee nañ diggante ñaari sénégalais ñoo xamante ni yoonu Benno nekk si ñu dem ba gis ni que Adji Sarr amoon na ay relation ak Mamour Diallo bu ñu la nuyee kan mooy Mamour Diallo ñun la Mamour Diallo mooy ki nga xamante ni Sonko jëloon na ay accusation de détournement tegal ko ci kawam ñi waxu ñaata milliards sax 90 milliards xam nga ñaata milliards nañ ko doon jiiñ détournement ba Mamour Diallo sax perte de poste politique bi mu yoroon ba tey jii nii yaakaar naa day chômé bu ma ko tanew ma alors bu dul xaalis bi ñu yor man ndax maa ngi xëy dem di dellu si alors Mamour Diallo boobu ñu ni dafa am relation ak Adji Sarr ba Adji Sarr di ko enregistré ci enregistrement nga ciy dégg clim ak ventilateur rek xam ni kenn xamul alors loolu beneen mbir bi ñu xamal ñu ne xale bu jigéen bi bis buñ koy entre guillemets violé dafa am ku ko transporté moom moo ko xamal sax enquêteur yi c'est-à-dire kon tey ji njàpp nga baal ma ci exemple ni mu la koy jëlee maa lay dugal sama oto ni la demal ñu violé la maa ngi lay xaar ci bunt bi boo génnee ma yóbbu la di nga reetaan moo tax man la est-ce que amoo beneen question yow sa boo leen déggee sax ñu ni léegi way dañuy def comparaison entre kii Sitor man bëgguma sax di wax waxu Sitor parce que bon am na yoo xamante ne rafetul kenn ñaanalu ko yàlla nit mais bu ñu sax di jéem a def comparaison nañu bàyyi Sitor bu régler problème am ñaanal yàlla mu defal ko lu gën bu nekkee dafa tooñ aussi bon peut-être nañ ko lijjanti daal mais nañu arrêté di jéem a di sax naan dañuy remuer couteau bi ci pele boobu parce que Sitor am na ay njaboot te bu ñuy dégg sax ñuy waxam ci dossier bi di def comparaison dina tax ba nit ñi fàttaliku ni Sitor moom différence bi mooy dafa am certificat médical bii établir que ni xale bu jigéen bi am na rapport sexuel yegg nga ci kawam parce que néewuñu tentative bu ñu ni woon par exemple tentative mën nga ni bon dafa ma doon jéem a sàkku ma bañ boobu lu la neex nga prouver ko mais bu nekkee yow da nga ni kii dafa ma sàkku daañ dem xool kay nagam fi ñuy sàkkukaay bi am na lu fa dugg mais nee nañ da nga dugg fa ngay dellu si waat di ñu naan ay affaire de dossier nañ bàyyi seen caaxaan yi waay. sorti Ousmane Sonko bi tamit mu jël ay kàddu teg ko si l'armée bu Sénégal par rapport ak seen mission yooyu ñu am leen foofule si Mali tax ba armée génn def communiqué pour démonter tey Ousmane Sonko qui aspire à être président de la République du Sénégal est-ce que warul am discours yi éviter yenn discours yi surtout voilà si wàllum armée te ku xam armée da ngay xam rapport am direct ak li nga xam ne mooy président de la République. Est-ce que loolu nekkutoon une erreur de communication Pape Matar? Non, je ne pense pas xam nga tey boo ko dugalee ci contexte bi rek gis nga dafa am xam nga dañuy tuddee sax armée la grande muette man mosuma dégg armée di démentir ay hommes politiques. Voilà très sincèrement. mais parce que aussi Ousmane Sonko lu mu wax aussi. c'est pas la première fois ñu jël accusation di ko teg ci armée. accusation politique yàgg nañ koy jël di ko teg ci kaw armée. mais mosoo si dégg. démenti wala communiqué officiel bu dire pas. mais là c'était assez grave Pape Matar aussi. non dégg nañ fi lu ne. gis nga dafa am loo xamante ne ñoom c'est pas pour rien ñu tuddee leen la grande muette. bërki dem bañ jàppee fii ay sénégalais ñu jàpp leen otage fële ca Casamance. armée dañu ni ku ci wax ñu tëj la ci kaso bi. noppi leen médias yi sax waxoo leen wax. parce que ñoom jàpp nañu li ñuy def lu sérieux la donc je pense pas que ni. ñoom waroon nañu génn sax di naan dañuy apporter ay démenti beneen mbir bi gis nga dafa am loo xamante ni question de souveraineté la man waxuma ni lu mu wax am na ak amul mais dafa am loo xamante ni mën nañ ko nangu accepter ko mooy tey Mali ñëpp a ngi koy gis mi ngi doxal boppam Mali tey mu ngi prétendre à l'indépendance wax ba tey indépendant bi mais ñi au moins ñoom ñi ngi prétendre à l'indépendance parce que ñoom ñi ngi teg ay actes yoo xamante ni mën nañ tudd actes yoo xamante ni indépendant la nit ku indépendant moo ko sañ mooy xool déjà ñan ñooy taxaw ci sa territoire nga di français yi yéen seen ay intérêt ngeen di gérer man samay intérêt laa gérer gën leen sama réew man dinaa gérer sama sécurité bopp dem wuti ji ay armement dem wuti ji leen ak leen mais loolu tey ji exemple la ko doon pour Sénégal ba seen or bi nga xamante ne ñoom ñoo koy exploité seen société bopp ñoo koy exploité yow or bi ne Sénégal yaa ngi koy tax ay preuve ngay tax yow ak sama jabar ak keneen ak keneen parce que or bi ñuy produire au Sénégal bii nii saa bay yow dafa sax du laal suuf day koy jël tak yóbbu tey jii suñu bijoutier yi or yi ñuy utiliser ñu ngi koy jëlee Dubaï wala Arabie Saoudite est-ce que loolu yoon la phosphate bi dañ koy jaarale directement ci terrain bi mu dem port amul lenn lu fiy taxaw si réew boo xamante ni yow ciment yow yaa koy produiral sa bopp kenn mënul am kilo ciment waxuma naa nag saagu ciment wala tonne ciment c'est-à-dire dafa am yu bëri yoo xamante ni tey man bu ma déggee benn homme politique di ñu naan
il faut que ñu jéem a moom suñu bopp mais loolu dinaa ko déglu parce que wax dëgg yàlla njàpp boo ko buggul man bëgg naa ñu moom suñu bopp bu ñu moomee suñu bopp di nga tax or yu rafet di nga